jëm ci entrepreneuriat ci suñu langue mu doon loo xam ni initiateurs yi ñi ngi ko def boole ci ñëpp ñu nga xam ni ñi ngi ci Afrique di yëngatu ci wàllu entrepreneuriat. Donc ces derniers jours gis ngeen suñu ay natango yu nga xam ni ku ne ñëw nga ci sa langue locale nga wax ci lu jëm ci entrepreneuriat. Fii ci Sénégal am na sama ay góor sama ay frères yoo xamante ni ñoom wax nañ ci wàllu wolof ci joola ci pulaar ku mel ni Wad wax lan mooy entrepreneuriat tey man ma ñëw pour wax ci li ñu naan trouver une idée maanaam yow mi nga xamante ni entrepreneuriat daf la intéressé naka ngay def fan ngay jaar ba trouver idée boo xamee ne dina nekk idée bu novatrice boo xam ni soo ko taxawalee dina la jëriñ sa askan. Man nag maa ngi tudd Seynabou Somb nekk à la base entrepreneur di spécialiste en entrepreneuriat ak employabilité lu jëm ci itam renforcement de capacité en développement personnel leadership technique de recherche d'emploi yu demee noonu di liggéey ci benn organisation internationale boo xamee ni en tout cas maa yor en charge volet entrepreneuriat wu programme boo xam ni programme enseignement supérieur la ñu jëmale ko ci lépp luy énergie renouvelable ak efficacité énergétique ñu ciy liggéey ak MESRI muy ministère enseignement supérieur ak université yi nga xamante ni ñoom la sekkal liggéey bi ñu tànn ci ñeenti université di liggéey ak ñoom ci lu jëm ci renforcement de capacité entrepreneuriale. Mu mel ni nag jamono bi fi mu toll ñu am crise bu dal suñu kaw muy Covid-19 di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu saafaraal ñu ko teggil ñu ko ba mu set ñun la të waaye tëwuñu ko yàlla nañ ko dindil ci Sénégal ci Afrique ak ci àdduna bi yépp bañ ko tegati fenn. Mu mel ni tey nit doo def dara wala nga wax dara te sa xel demul ci Covid-19 boobu ba tax na ñu seetlu lenn li may expliquer nii c'est toujours en lien ak entrepreneuriat trouver une idée. Li ñu seetlu mooy tey mu mel ni société civile bi mouvement associatif yi mouvement citoyen université yi ñépp tey ñi ngi gëstu di xalaat naka la ñuy saafarawee jàngoro bi. Ñu gis ni ci wàllu waa Kër Docteur ñoom itam à leur niveau ñi ngi nekk ci laboratoire yi ñi ngi espérer nag ay solutions yu innovantes génn ci ba nga xam ne dinañ am pour de bon saafara ci jàngoro bi. Waaye bu leen seetloo di ngeen gis ni suñu université yi jamono yi passé ñi ngi produire ay gel muy ay solutions hydroalcoolisées ñi ngi gis aussi fu mel ni ESP bu Dakar am na robot bu ñu defar boo xamante ni robot bi li ko tax a jóg mooy nekk interface entre ñi nga xamante ni ñooy faj ak ñi ñuy faj ngir limiter risques yi. Lu mel ni ay médicament mën faa jaare pour dem ci patient bi lu mel ni lekk wala jël température am mën si jaar suñu demee fu mel ni école polytechnique bu Thiès yéen ñépp gis ngeen ni jamono yi ñi ngi nekk di liggéey ci benn respirateur artificiel pour jéem a indi benn réponse bu durable si wàllu crise Covid-19 bi aussi bien pour Sénégal bi ñu nekk que pour sous-région bi parce que bu taxawee ñëpp lay jëriñ donc ñoom ñi ngi toll ci lu ñuy wax étape prototypage ci wàllu respirateur boobu te xam naa ni du yooyu projet rek la université yi nekk di yëngatu ñi ngi nekk di yëngatu ci yeneen ngir indi solution ngir indi tontu réponse ci Covid-19 bi. Bu leen seetloo aussi seen mbokk yi ku ci nekk tailleur yaa ngi yëngatu ci wàllu ñaw masque nguur gi ñi ngi ñaax yenn ministères yi ñi ngi gën a taxawu artisan yi pour que ñoom aussi ñuy def ay masques pour population bi et tout ça ak yeneen initiative peut-être yoo xam ne kenn ku nekk ci yéen ci sa koñ yaa ngi gis ay jeunes wala ay mag ñëpp di ci yëngatu. Mu mel ni kon
problème dafa am wala boog besoin dafa am askan bi toog xalaat réponse ci besoin boobu wala toog xalaat solution ci problème boobu donc mu mel ni tey loolu nga xam ni moo valable si wàllu Covid-19 bi ci mbirum entrepreneuriat da ngeen di jàpp ni loolu mooy règle bi yow mi nga xamante ni da nga jóg bëgg a créer sa entreprise yow mi nga xam ni da nga jóg bëgg xalaat ci idée ou entreprise première chose bi ngay njëkk a def mooy nga observer sa environnement observer sa dëkkuwaay observer ñi fay noyyi bu ma nee espèce yépp laay wax nit ak leneen jéem a xool ñii lan mooy seen ay bëgg-bëgg ñii lan mooy seen ay jafe-jafe parce que yow booy xalaat ci seen sur la base de seen ay bëgg-bëgg seen ay jafe-jafe ni nga ciy apporter ay réponses ni nga ciy apporter ay solutions loolu moo lay indil idée wu création d'entreprise bi nga bëgg a def te muy doon loo xam ni danga koy teg fu leer foo xam ni dina la assurer liñ naan viabilité wu sa projet bi mu mel ni ñu bari nag dañuy faral di wax passion ci wàllum création d'entreprise mu doon lu am solo waaye itam balaa passion bi comme niñ ko waxee na nga xool besoin wu askan bi na nga xool seen ay jafe-jafe na nga xool seen ay problème parce que yow boo taxawee ci sa passion kese li ngay indi yow mën na la satisfaire parce que loolu moom nga bëgg moo la neex mais xëy na du doon li nga xamante ni moom la ki nga ko jëmaleel muy client bi muy citoyen bi muy population bi xëy na du doon li nga xamante ni moom la bëgg moo ko gënal donc loolu dañ ciy bàyyi xel ndax li kiy jënd li ko soxal li ko ñor loolu nga ko mën a indil mu am ay valeur ci ay bëtam donc loolu daf ci am solo du tere nag passion lu am solo la ci mbirum entrepreneuriat parce que dañu naan la start-up yi nga xamante ni dañuy juddu duñu dem diir bu gudd yu ci bari ñu daanu boobu boo seetloo li koy indil mën na nekk problème de gestion waaye tamit mën na nekk itam ni yow li nga indil client bi li nga indil population bi du loolu la soxla donc c'est important au tout début nga xalaat bu baax basé ko ci besoin yu population bi basé ko ci seen ay bëgg-bëgg maintenant bu loolu weesoo nag ñuy doog a taxaw ci passion bi parce que itam nag quoi qu'il en soit le fait que yow ngay passionné mooy tax ngay dem ba jusqu'au bout doo décourager en cours de route rien ni personne du la détourner ci sa objectif parce que passion boobu daf lay yokk détermination te passion boobu li ko gën a mën a légitimer mooy nga entreprendre ci domaine bi nga xamante ni yow sa domaine de prédilection la xëy na yow loolu nga jàng wala xëy na si loolu nga am ay compétences xam-xam bi nga ciy am xarañ bi nga ciy am daf lay yokk passion daf lay yokk motivation ndax dafay yokk sa maîtrise ci li ngay def waaye tam du caagan ne nit bi ci li mu jàng rek wala ci li mu am xarañ rek ci la war a def entrepreneuriat ci la war a wut idée d'entreprise déedéet mën nga bañ a am xëy na xarañ ci domaine bi ci secteur boobu dafa nekk atout waaye mën nga ci bañ a xarañ et bu boobaa li ngay mettre en avant mooy li ñuy wax l'équipe parce que entrepreneuriat itam mën nga demal sa bopp waaye mën nga ànd ak ñeneen ngeen entreprendre te bu ñuy wax équipe dañuy gis derrière li ñu naan pluridisciplinarité kii dafay mën lii kii xam lii su ko defee ñu ànd complémentarité am comme ça ngeen mën a évoluer ngeen mën a avancer parce que nit mën naa bañ a matal lépp mën nga xam lii kële xam lale mais bu ngeen boolee seen ay doole ngeen dem
ah te nag booy seetlu loolu li koy gën a jafeel surtout si entrepreneuriat des jeunes wala entrepreneuriat des femmes li koy gën a jafeel mooy ñu ci bëri dañ naan ah man bëgguma partager sama idée bëgguma bokk sama idée parce que bu ma bokkee sama idée bu ma ko partager wee dañuy sàcc sama idée daf ñuy arrivé. Merci Adja Racky, gis naa contribution yi dinaa ci revenir. Donc yaa ngi appuyer li ñu doon wax sànq si wàllu besoin am na solo merci ma sœur. Donc je disais que dañuy faral di organiser ay bootcamp ay workshop yoo xamante ni à chaque fois au début du yomb nga convaincre jeunes yi wala nga convaincre ay femmes ñu ubbi lu nekk seen dënn partager ko avec les autres parce que dañ naan la non su ma ko partager we dañuy sàcc sama idée. Et à ce niveau li ma bëgg a xamle mooy nit idée d'entreprise boo am des millions de gens à travers le monde am nañu même idée boobu. Donc différence bi mi ngi nekk ci mise en œuvre idée bi maanaam idée bi yow naka nga koy tëralee naka nga koy doxalee. Donc différence bi foofu la nekk ci mise en œuvre bi parce que mise en œuvre boobu dafa am yu bari yoo xam ni daf ciy peser yow sa condition daf ciy peser en tant que être humain environnement bi nga nekk fi ngay évoluer environnement économique dëkk bi nga nekk politique juridique yooyu yëpp daf ciy jouer ci mise en œuvre bi yow itam ki nga doon yow maanaam bu ñuy xool sa personnalité yow nit bi ki nga doon loolu itam dafay jouer ci mise en œuvre bi. Et booy xool bu ñu weesoo besoin la ñu wax sànq problème la ñu wax yow nga xool jéem a indi réponse ci besoin boobu wala solution ci problème boobu booy xool loolu boo koy def leneen liñ ci mën a ajouter mooy innovation ak créativité te mooy indi lii ñuy wax ni mise en œuvre bi dafa am yu bari yu ciy jouer yu nga xam ni am na yoo maîtriser ndax yow la sa environnement interne ak yow personnellement nit bi am na yoo maîtriser wu parce que sa environnement externe la nekk mais yow nag si li nga maîtriser nag war nga see mën a góorgóorlu nga indi benn valeur ajoutée foofu la ñuy travailler li ñuy wax innovation parce que ci wàllu entrepreneuriat ñaari mbir moo am soit da ngay ñëw nga créer wala nga ñëw nga innover. Merci Sega, coucou à toi aussi mon frère Badji. Soit da ngay ñëw nga créer wala nga innover booy créer nag da ngay ñëw lu mësul am lu mësul exister nga xalaat ni lii peut-être besoin latent la ci population bi wala lu demee noonu nga susciter ko créer ko ñëw tegal leen ko ñu apprécier. Mën nga innover aussi innover bi mooy nga partir de l'existant loo xamante ni am na ba pare exister na nga partir ci loolu nga améliorer ko parce que xëy na client bi dafa ñàkk pexe rek mi ngi ko adopté parce que dañuy ne en wolof ku amul yaay namp maam mais xëy na buñ ko indilee lu olof defe naa lu yées lay wax waaye wala une version améliorée nit bi dina ci gën a kontaan dina ci gën a sawar te ci ajout boobu ngay def valeur ajoutée boobu ngay def innovation noonu boobu ngay indi parfois dañuy ne la sa personnalité yow en tant que promoteur dafa am lu bari lum ciy jouer parce que tey dañuy ne ci wàllu personnalité entre nit yi dafa am ay points communs mais aussi entre nit yi dafa am ay différents maanaam dafa am ay différences booy seet points communs yi li koy gën a sabab mooy fi ñu jóge fi ñu bokk mën na doon religion bi mën na doon sa éducation bi nga jël ca kër ga wala ca école ba culture yu bari yooyu mooy indi ay points communs entre les individus. Benn exemple bi ma ciy joxe mooy benn valeur bu mel ni le respect da ngay gis sa diine daf naan la respecter sa prochain nga dem ci kër ga au niveau de la famille ñu ne la
xale mooy topp mag mag mooy jiitu rakk topp mag yërëm xale si vous voyez soo demee à l'école aussi yi ñu doon jàngal depuis classe primaire si wàllu civisme citoyenneté yépp da ngay gis ni respect dafa taxaw dafa am solo léegi nag yow respect boobu bu fekkee ne da ngay créer sa entreprise nga ni respect boobu duma ko fa yóbbu sama ay employés dama leen di traiter n'importe comment du jàll pour dire que ci wàllu entrepreneuriat bi itam am na ay valeurs am na ay caractéristiques de base yu nga xamante ni chaque entrepreneur danga ko war a travailler danga ko war a développer parce que moo ànd ak sa culture moo ànd ak sa ay valeurs société de façon générale lu mel ni respect ci la bokk sa ay employés waroo leen traiter n'importe comment li nga xam ni moo valable ci diine bi valable à la maison valable ci quartier bi dafa valable itam ci entreprise bi mu mel ni respect ci la bokk di ngeen gis entrepreneur yu bari yoo xamante ni amuñu même âge bi ñii dañoo jàng ñii jànguñu ñii da ngay gis ni daal d'un point de vue personnel ils sont très différents ñii ay africains lañu ñii duñu ay africains et pourtant dañuy gis ni dafa am ay caractéristiques de base yu ñu nuróole ci lu mel ni wàllu détermination bi dañu nekk nit yu déterminé dañuy dem ba jusqu'au bout ci wàllu vision dañuy toog di sóor lu ñëwagul te ba pare dañuy def focus ci seen vision boobu rien ni personne du leen si détourné loolu dañ koy seetlu dañuy seetlu ni entrepreneurs yi aussi ay risque taker lañu dañu am sensu jël risque donc mu mel ni daf ci am yoo xam ni ñoom ñëpp dañ koo nuróole te képp ku bëgg a sóobu ci entrepreneuriat aussi war nga ci góorgóorlu pour nga développer ko waaye nag ci beneen côté bi te yooyu aussi j'ai parlé de valeur j'ai parlé de caractéristiques mais compétence ci la bokk compétence par rapport au management d'une équipe yenn compétences yi comme organisation management d'équipe communication yooyu certes mën nga am équipe nga ni man ci comptabilité gestion la xarañ nga ni peut-être benn Akim Thiam je te salue au passage communication bi RAS moom moo koy gérer et tout même bu dee loolu façon organisation boobu ngeen di taxawee du tere en tant que yow entrepreneur war nga xam ni lu ci nekk war nga ci am benn notion de base nga jéem ci ñafe jéem ci góorgóorlu maintenant du tere ngeen bàyyi xel li ma wax sànq que nit bi il n'est pas dit que yow yaay mën lépp yaay def lépp parfois c'est important de s'associer aux autres ngeen liggéey dem ci kanam maintenant li ma doon wax sànq ci différence yi mu relatif ak li ñu naan innovation mooy yow tu es unique yow nit bi kenn nga loolu suñu diine sax jàngal nañu ko donc différence yi am sa diggante ak nit ñi yow waroo ko ragal danga ko war a ñeme danga ko war a exploiter mu doon li ñuy naan avantage concurrentiel parce que ci wàllu entrepreneuriat lenn moo mën a nekk nga ñëw nga def li nit ñëpp di def wala nga ñëw nga ni damay démarqué wu xoolaat sa ban positionnement ngay indi xool ban valeur ajoutée ngay indi te bu fekkente ni dangay def comme li nit ñi di def di xalaat ni ñuy xalaate di xalaat ni nga mës a xalaate mënoo espérer am résultat bu différent de résultat bi nga daan am ak résultat bi ñi fi nekk actuellement ci marché bi di am pour dire que prise de risque bi sax booy xool foofu la gën a bërewee parce que au début idée bi mën na la paraître insensé kenn du xam lan lay nuróol mais tant que testé woo ko doo xam pertinence bi doo xam fan nga mën a activer yan levier pour ajuster waat pour affiner waat sa idée d'entreprise mais yow dis-toi que ressources yi nekk au fin fond de toi dans ton fort intérieur ressources yooyu moom nga war a exploiter pour indi lu bees pour indi lu différent est-ce que vous voyez et que nga commencer di sortir ci sa zone de confort parce que ñun dañoo tàmm nekk ci suñu zone de confort bëgguñu jël risque c'est-à-dire li ñu maîtriser
loolu la ñuy def loolu la ñuy wax noonu la ñuy continuer mais loolu boo ko defee doo am résultat bu différent donc il faut nga commencer jël risque génn ci sa zone de confort penser différemment def différemment pour mën a am résultat bu différent loolu daf cee am solo maintenant au-delà de aspect yooyu donc wax nañu ci wàllu problème besoin solution wax nañu ci innovation wax ci créativité wax nañ ci passion wax nañ ci valeur qualité personnelle wax nañu itam maintenant valeur et qualité personnelle yi naa ci dugalaale défaut yi parce que yow mi nga xam ni yaay def entrepreneuriat war nga xam lan mooy say qualité lan mooy say défaut yan compétence nga am def bilan de compétence par rapport ak idée bi nga bëgg a dem parce que boo ko defee nga listé waale lépp luy talent inné bu nekk ci yow lépp luy habilité bu nekk ci yow maanaam yow bu fekkente ni létt moo la neex mooy sa passion moom nga bëgg mooy sa talent tu le fais superbement bien bindal létt bu fekkee ne coiffure nga bind lu jaar sa xel bu fekkee ne fo sax fo ak xale yow doo lasewu di ko def bind ko parce que dina la wan yoon ba ci sama mbokku mbayeen yi siisee ndaw yéen bu fekkente ni lekk ngeen bëgg lekk moo leen neex bind leen lekk parce que derrière lekk boobu am na projet idée de projet bu innovante bu si mën a génn c'est toujours ci recherche d'idée bi donc li am solo am na solo nga xool sa environnement yan jafe-jafe moo fa nekk yan bëgg-bëgg ñoo fa nekk waaye tam yow nga natt sa bopp nga peese sa bopp xam lan nga bëgg lan nga mën fan nga bëgg a jëm ak yan atu nga ci am yan qualité yan défaut yan compétence nga ci am yan moo des yoo war a compléter parce que bu fekkee ne da nga choisir benn voie yi des nga lister ko nga xam ko def sa bilan de compétence daf lay permettre yow bu fekkee dafa soxla nga def une formation complémentaire nga def ko bu fekkee ne dafa soxla nga def stage d'incubation maanaam dem ci entreprise pour xool nu muy doxee parce que am na idée bu la intéressé xëy na am na benn entreprise buy liggéey ci loolu le fait que ngay dem def bench dina tax nga xam nu muy doxee mais aussi dina tax nga xam boo bëggee indi une valeur ajoutée boo bëggee innover fan nga war a teg sa tànk lan nga war a yokk loolu daf si am solo parce que ñu bëri tey jii dañu yaakaar ni boo lancé woo ci entrepreneuriat rek tout ce qui est employabilité tout ce qui est recherche d'emploi da nga ko war a jël teg ko de côté non parce que entrepreneuriat processus bu gudd la da ngay jàng au fur et à mesure donc da ngay jàng ci sa bopp da ngay jàng ci nit ñi mais da ngay jàng tam ci entreprise yi nga xamante ni am na lu ñu mettre en place ba pare ba nga xam ni yow waajal boobu ngay waajal sa bopp ci wàllu connaissance ci wàllu compétence su fekkente ni jàppandi na c'est tant mieux di nga mën a lancer sa bopp su jàppandiwul aussi di nga mën a wut ko associer ku xarañ ci domaine boobu bu ko defee ngeen ànd ngeen liggéey ngeen teg seen idée de projet ngeen tester ko bu ko defee ngeen avancer loolu daf ci am solo maintenant nag au-delà de yi ma indi yépp ngeen xam ni globalement si wàllu entrepreneuriat ñu bari dañoo yaakaar ni dañ ko war a def par défaut parce que tout simplement dama doon jàng ñu dàq ma bàyyi jàng wala jotuma jàng damay soobu ci entrepreneuriat wala daal entrepreneuriat dafa xew naa def entrepreneuriat non nit da ngay am bëgg-bëgg ci sa àdduna nga xam lan nga bëgg fan nga bëgg a jëm ak fan nga ci toll ak fooy jaar ba dem ci entrepreneuriat ni mu nekkee pour ñëpp noonu la ñàkk a nekkee pour ñëpp lu tax ma ne ni mu nekkee pour ñëpp ni mu nekkee pour ñëpp parce que tout à l'heure maa ngi leen di wax ne leen entrepreneuriat dafa genré amul sexe góor mën na ko def jigéen mën na ko def xale mën na ko def mag mën na ko def ku jàng mën na ko def ku jàngul mën na ko def
ku cëram yépp mat mën na ko def ku cëram yépp matul mën na ko def ak yeneen exemple yu mel noonu li leen koy di wan mooy ngeen xool autour de vous entrepreneur yi ngeen xam ñoom ñépp seen ay conditions yamul c'est pour dire que ku nekk mën na ko def waaye ku nekk mën na ko def ça veut pas dire ku nekk war na ko def non parce que nit bi tamit da ngay am projet personnel am projet professionnel loolu si yenn module yu mel ni développement personnel dañ ko ciy gis donc yow na nga xam yow lan moo lay motiver dans la vie qu'est-ce qui te rend heureux lan moo lay permettre nga épanouir def sa ay bilan de compétences xam sa ay qualité sa ay défaut lan la nga xool aussi opportunité yi nekk ci sa environnement ba nga xam ban yoon nga war a jël maintenant yoon bi nga war a jël boo ko xamee nag su boobaa nga foncer dem ci ak détermination bu mat sëkk loolu daf ci am solo donc nit bi na nga posé wu tu te poses les questions existentielles man maay kan qui suis-je fan laa bëgg a jëm ak fan laa ci toll am na yoo xam nag soo ko mënul def yow kese y a les coachs y a les mentors yi nga xam ni mën nañ la ci jàppale que tu te poses les bonnes questions nga jël les bonnes décisions comme ça da ngay avancer doo dellu ginnaaw boobaa nag da ngay foncer ndax loolu daf si am solo donc li ñu wax aussi ci wàllu équipe ngeen retenir ko dafa am solo mën nga entreprendre yow kese mën nga entreprendre en équipe réussir ko liñ doon wax itam si wàllu sàcc idée ngeen jàpp ko kenn du sàcc idée wu kenn idée boo am sa ay moroom téeméer ak juróom-ñetti fukk am nañ ko différence bi mi ngi ci mise en œuvre bi ni nga koy mettre en œuvre différence bi foofu la nekk te ñun booy xool suñu culture dañu pousse ci partage donc yow boo amee sa idée nga toog ci du jëriñ kenn ñun dañoo tàggat yar ñu ci ñu am sensu partage et loolu c'est valable ci entrepreneuriat seen ay idée waxtaan leen ci ak ñeneen parce que gis-gis bi nga ciy am ak gis-gis bi ci keneen di am du bokk keneen lim la ciy wax mën na la yokk mën na la indil beneen regard beneen perception boo xamante ni dafay enrichir tout simplement li nga xamante ni moom nga bëgg a def te loolu daf ci am solo donc ndaw yi ànd leen ngeen entreprendre ndaw yi gestu leen mag ñi surtout ñu jigéen ñi ngeen jàppale leen ñu entreprendre parce que tey dangay am sa idée peut-être yow étudiant nga yaa ngi nekk ci école de commerce wala yaa ngi nekk ci benn université privée yaa ngi def management wala gestion wala communication am nga benn idée lu jëm ci wàllu mbay mais damay xool ma dem ENSA xool fa benn ingénieur wala ma dem feneen xool fa benn ingénieur boo xam ne ci loolu lay yëngatu ci loolu la xarañ ma associé ak moom ñu liggéey moom dina ma apporter ci lii man dinaa ko apporter ci lële noonu la valable ci suñu yaay yi ci jigéen yi parce que da ngeen di gis dans les villages da ngeen di gis ay association villageoise de femmes yoo xam ne ci wàllu épargne et crédit wala ci wàllu yenn initiative yi man am na ñu ma ci liggéeyal ñoo xamante ni plan international la ñuy liggéeyal mu nekkoon benn réseau de centaines de femmes yu nekk ci yenn communes yi nga xamante ni plan daf leen a couvrir mais da ngay gis xarañ bi ñuy wane motivation bi jom bi et tout bu amee ay jeunes étudiants yu maîtriser yenn aspects yi bu ñu leen jàppalee tuuti mu dem donc yéen aussi ñi bëgg a am ay idées bëgg a jëmale seen gox kanam seen réew kanam loolu itam da ngeen di ko bàyyi xel ci wàllu organisation bi ma nekk di liggéeyee itam nga xamante ni étudiants yi dañ leen di pousser ñoom itam ñuy gestu seen ay communauté di leen jàppale parce que suñu université dañuy def li ñuy naan service à la communauté bu ngeen gisee gel yi ñu defar ci Covid-19 bi yépp dañ ko destiné communauté environnante yi ñi nécessiteuse gën ko soxla étudiants yi itam am nañu benn activité phare muy benn concours bu ñuy def ci wàllu énergie renouvelable efficacité énergétique nga xam ni
dañuy ne étudiants yi même bu leen nekkul ay spécialistes en énergie renouvelable même bu projet bi fond wu projet bi nekkul énergie renouvelable efficacité énergétique dañu bëgg même bu leen di créer si eau si pêche si agriculture lu mu mënti doon ngeen jéem a def li ñu naan usage productif des énergies renouvelables mu indi benn touche d'innovation am lu bari lu mu apporter ci wàllu valeur ñu gis benn groupe bu nga xamante ni ñoom ñi ngi nekk au niveau de Ziguinchor ñoom dañu liggéey ak ñaari village yoo xam ni muy Banganga ak Mandina Mankagne au niveau de Ziguinchor ñu gis ni femmes yu jàmbaar ñoo fa nekk am na ci sax ñu nga xamante ni ay déplacés de guerre lañu ñoom ñi ngi doon liggéey ci wàllu charbon bio loolu lañ doon les jeunes yi doon liggéey mais dañu dem à la base xool niñ ko doon liggéeyee ñoom femmes yooyu ñu gis ni femmes yi ñi ngi perdre beaucoup de temps et que c'était pénible te risques yi dafa bari parce que ci production bi dañ doon gis parfois affaire yi dafay def génne ay feux yoo xam ni am na femmes yu bari dañ ci laq et tout ñu xalaat ñoom ak seen ay professeurs yu nekk ci université yi naka la ñu mën a def ba jàppale femmes yi améliorer seen ay conditions de travail donc si la ñu indi ci wàllu technique gu biomasse beneen mode du def boo xam ni non seulement ay coque d'arachide ay feuilles mortes yooyu la ñuy utiliser nga xam ne dinañ wàññi lépp luy bois yi ñu doon couper et tout mu war a jouer maintenant ci environnement bi ci wàllu plus mais jeunes étudiants yi fexe nañu ba mettre en place benn dispositif de production bu nga xam ne moo gën a performant avant bu ñu daan par exemple produire 6 briquettes léegi dañuy produire plus de 10 fois plus d'accord ñu former leen ci wàllu gestion ci wàllu communication ba pare di leen jàppale di jaay mu nekk lu ñuy naan entrepreneuriat social mais mu doon lu am solo donc loolu aussi de passage dama ciy ñaax jeunes yi il fallait que aussi ma taxaw ci ñu xam ni entrepreneuriat itam mën nga entreprendre pour gagner beaucoup d'argent et tout mais aussi mën nga entreprendre rien que pour faire du bien dans ton entourage jàppale nit ñi améliorer seen ay conditions de vie daf cee am solo mais bu fekkente ni yow xaalis moo la tax a jóg mooy sa motivation principale bul ko ruus bul ko ragal dama leen di référer rek ci pyramide des besoins bu Maslow bul ko ruus bul ko ragal parce que li bon mooy nga bañ a xam lan moo lay motiver bu dee xaalis moo lay motiver waa dama bëgg a entreprendre pour gagner beaucoup d'argent y a pas de mal à ça bu fekkee ne faire du bien moo la motiver jàppale nit ñi dimbali nit ñi nga xam lan moo la motiver au fond de toi parce que ça soit entrepreneuriat classique bi que ça soit entrepreneuriat social ñoom ñaar ñëpp seen laytaay mën naa ni à la base benn modèle économique bi la ñu am benn modèle économique bi la ñu am ci la ñuy basé wu pour indi li ñuy wax viabilité durabilité maintenant ca finalité ba ci ngay gis différence bi parce que finalité ba bu résultat amee ni ñuy utiliser li ci génn foofu la différence bi nekk parce que ki nekk ci entrepreneuriat classique bi dafay privilégier peut-être partage dividende yi ak les actionnaires ak yu demee noonu s'enrichir jël xaalis bu bari def sa poche améliorer sa condition de vie jënd ay 4x4 fii jënd ay auto etc. alors que ñi nekk ci entrepreneuriat social bi ñoom dañ koy jël réinjecté ko ci wàllu social wala ñu dugalaat ko ci biir système bi pour gën ko yaatal pour li ñuy def gën a jëriñ askan bi gën a jëriñ ñu bari mais dans les deux cas ñoom ñaar ñi ngi reposé wu ci benn modèle économique te modèle économique boobu moom laay terminer ndax ku wax idée d'entreprise di nga wax outil dafa am ay outils yoo xam ne daf lay permettre nga affiner sa idée d'entreprise Gaye Sini Sidibé maa ngi lay nuyu di la ziar ñi maag
Seydina Mohamed Laye, mon petit frère, maa ngi lay nuyu aussi. Voilà, donc je disais que modèle économique bi mooy indi outil ci wàllu idée d'entreprise parce que dafa am outil yuy jàppale nit bi pour mu affiner idée d'entreprise am lu mel ni BMC ci la bokk business model canvas am na yeneen idée mais xëy na boobu moo ci gën a siiw parce que ni mu tëddee la ak bloc yi mu indi niñ ko faram fàncee bloc yooyu peut-être mën naa ci jàll rapidement mais muy BMC muy yeneen outils yi bu ci nekk rek mën na nekk je dirais pas émission wu boppam mais mën na nekk live wu boppam ñu mën koo dugg faram fànceel ko soo gisee business model canvas dafa nekk benn canevas boo xamante ni ñi ko liggéey muy Alexander Oswald ak Yves Pigneur dañ ko def en rubrique yu bari maanaam dañ ko pàccal 9 blocs yi mu ngi nekk li ñu naan segment client mu ngi nekk li ñu naan proposition de valeur canaux client d'accord relation client ci pàccal yooyu la bokk li ñu naan source de revenu ci la bokk li ñu naan ressource clé ci la bokk activité clé ci la bokk partenaire clé ci la bokk ak structure de coût ci la bokk maintenant outil bi niñ leen di ko présenter boo koy exploiter war ko jëriñoo pour yow affiner sa idée de création d'entreprise doo ko liiree ni mu ñëwee danga koy jël nga commencer ko ci fin ba te fin bi mooy liñ naan segment client et loolu dafay indi li ma leen doon wax sànq au tout début que booy wut idée d'entreprise dangay commencer par xool sa askan ñi tax ngay jóg sa environnement nga observer xool lan mooy seen ay besoin xool lan mooy seen ay problème parce que booy def loolu yow ci ngay xool exactement ñoom lan lañu bëgg te ci nga leen di jàngale ñoom client potentiel yooyu laay wax ci nga leen di jàngale bu ko defee nag su boobaa li ñu naan segment client dafay am sens parce que pour benn produit pour benn idée mën na am mu intéresser segment bi wala segment bële bu ngeen di def li ñuy wax marketing am na lu ñu naan étude de marché am na lu ñu naan comportement de consommateur yooyu yëpp moo lay permettre nga def segment client bu jaar yoon boo xamante ni dangay def ay regroupement des clients suivant seen ay spécificité suivant li ñu nuróole li ñu bokk bëgg daf ciy am solo parce que bu ngeen di xool benn exemple bu may jël mooy au niveau des banques yi bu ngeen seetloo dañuy am clientèle entreprise clientèle individuelle clientèle ceci clientèle cela parce que service bi benn groupe cible à l'autre du doon benn dafay wute loolu dafa am solo deuxième bi may indi muy proposition de valeur boo jógee ci segment client da ngay dem ci proposition de valeur et proposition de valeur boobu du lenn lu dul man bëgg naa mettre en place benn produit bëgg naa mettre en place benn service mais il faut ma xam ki ma ko bëgg a defal moom lan mooy am ay valeur ci bëtam maanaam lan moo ko soxal lan lay bëgg lan moo ko yitteel su ko defee yow produit ak service boobu danga koy accompagner de benn valeur ajoutée boobu à titre d'exemple damay jël marché wu pâte par exemple bu ma jëlee pâte dentifrice nit mën na taxaw mu ne man damay choisir Colgate maa ngi def publicité gratuite mais grawul
nga ni ko lu tax ngay choisir Colgate mu ne la parce que su ma wàccee sama kër boutique bi ci suuf am na ko du jar may dem fu sori du jar may sonal sama bopp wala mu ne la parce que moo gën a yomb donc moom laay jënd loolu la sama poche attan donc loolu proposition de valeur la accessibilité boobu ak njëg kooku nekk na valeur ci benn segment de client keneen mën na la ni non man bugguma Colgate moi je vais prendre Sensodyne nga ni ko mais pourquoi Sensodyne mu ne la qualité bi parce que man dama am sama bëñ yi dafa sensible alors que Sensodyne dañ naan la boo amee sensibilité dentaire wala pour protéger sa émail dentaire c'est plus approprié nga ni ko mais njëg gi moo gën a cher mu ne la non awma problème mu njëg donc da ngeen di gis ni ci benn client à l'autre kii yi bokkul sensibilité yi bokkul donc loolu mooy tax ñu ne la nañ leen étudier na nga xam seen ay comportement d'achat lan la seen ay bëgg-bëgg lan la nga pàcc-pàccal leen boole leen su ko defee ku ci nekk di nga xam ban proposition de valeur bu appropriée nga koy jox nga koy defal loolu dafay am solo donc proposition de valeur bi mu mel ni foofu la ñuy dugal sax booy xool tout ce qui est innovation tout ce qui est valeur ajoutée pour que li ngay joxe client bi bëgg ko client bi adopté ko daf ci am solo donc boo jugee foofu ñu ne la maintenant que yow am nga proposition de valeur nooy def ba mu dem ci client bi foofu la ñuy dugal canaux mooy canal client ak canal client ak mooy canal de communication ak canal de distribution soo déggee canal client dañuy dugal ci biir canal de communication ak canal de distribution maintenant que segmenté nga sa client yow am nga produit service bu am valeur ci bëtam nooy def ba mu jot ci wala nooy def ba mu xam ko naka ngay communiquer ak moom par quel moyen est-ce que vous voyez bu fekkente ni start-up nga yaa ngi doog a jóg wala yaa ngi toll ci phase teg sa idée da ngay xalaat ay canaux yu modeste yoo xamante ni yow kat di nga ci mën a teg en place entreprise boobu parce que si wàllu entrepreneuriat dañuy ne la il faut démarrer petit secret bi c'est ça secret bi mooy da ngay démarrer petit ndar xëyul rek sotti d'accord ndar xëyul rek sotti ndànk tepp da ngay démarrer petit ba nga dem fa nga mën a dem bu fekkee ne amoo moyen wu payer des publicités à travers les télé radio DJ Boubs ak yu demee noonu am nga sa Facebook am nga les réseaux sociaux am nga Instagram mën nga bind wala nga am ku mën bind bu rafet même boutique bi ca koñ ba nga jël taf fa defaale sa ay numéro sa email ak yooyu loolu tamit jarul xeeb dafay am solo le temps que nga màgg tuuti am doole tuuti ni nga bëgg a defee nga defee ko sa communication ak itam yow ci sa wàllu bopp nga développer sa sens communication wut yeneen étudiant yeneen jeune yu la ci jàppale loolu daf si am solo si wàllu distribution bi tamit naka noonu parce que qu'on se dise la vérité étudiant là ingénieur là j'ai un bac+5 j'ai ceci j'ai cela ça ne veut pas dire que quand tu démarres caabi oto bi mi ngi nii leneen ak leneen mi ngi nii mais yaay xool awma oto bu ma defee sama distribution awma lii est-ce que duma xool sax benn borom Jakarta si koñ bi ma job ak moom su livré ñu fay ko yu demee noonu yooyu tam si modestie la bokk si démarrer petit parce que dama koy faral di wax étudiants yi surtout ñu nekk si école de commerce yi ñoom laa gën a yàpp man leen seen costume cravate yi à un moment da ngeen koy dindi ngeen xam lan mooy réalité bi yow mii nga xamee ne yaay def entrepreneuriat yaay personne bi war a njëkk a investir ci sa entreprise te bu ñuy wax investissement du caagan investissement d'un point de vue financier et autres investissement personnel bi moo jiitu yow ci sa bopp boo deful investissement personnel gëm sa projet gëm li ngay def les autres auront du mal ñu gëm la te gëm li ngay def nag weesuwul sa tànk sa bët sa loxo sa bakkan sa lépp nga déjje ko entièrement ci sa projet boobu
yow sax boo moytul yaay nekk livreur bi yaay dem di ñëw su dee ci restauration la boo moytul yow si sa wàllu bopp yaay raxasal sa bopp sa ay ndab yaay nettoyer yaay def lépp pour un début tamit il faut nga accepter nekk l'homme à tout faire le temps que ngay nekk à l'aise pour dem si yi ci des loolu def si am solo donc yooyu aussi bu taxawee li ñu naan relation clientèle ci bloc yi toujours laa nekk dafay ñëw donc segmenté nga leen xam nga ku ci nekk ay caprice entre griffes ngeen baal ma ak bëgg-bëggam melokaanam ku ci nekk aussi dangay xam ni ngay gérer relation bi ak moom xëy na gros client ba ca banque bi xamante ni mu ngi fay dugal ay milliards relation bi banque bi di am ak moom bi am ak benn simple Seynabou Samb du yem kële bu ñëwee duñ ko ranloo duñ ko toogloo dañ koy dugal ci benn bureau ci sutura gérer ko vite fait xëy na bu ñëwul bu wootee sax ñu gérer ko vite fait anniversaire am mën na jot mais ñu yónnee ko de ces cadeaux yoo xamante ni doo ko sax mën a imaginer c'est valable dans toutes les entreprises da ngeen koy xool ci cadeau de fin d'année yi alors que yenn entreprise yi xëy na bu dee benn Seynabou la ñu bindal la par SMS benn joyeux anniversaire pare nañ ci ñëpp jot ci mais am na ñoo xam ne au-delà de SMS de joyeux anniversaire dañuy jot ay fleurs dañuy jot ay chocolat dañuy jot lii dañuy jot laa yooyu yëpp ci relation clientèle bi la bokk donc daf see am solo donc yooyu yëpp boo ko boolee yi ñu wax yëpp précédemment ci wàllu bloc yi boo ko boolee moom mooy indi lu ñuy wax revenu ci entreprise bi source de revenu lay doon et revenu yooyu tamit dafay am solo nga xam naka lañ koy prioriser naka lañ koy mettre au profit de l'entreprise maanaam clients yi mën nañ ne man de Sénégal lañu nekk damay fay damay def crédit keneen ne la man mën naa fay au comptant keneen ne la lii yooyu yëpp danga koy bàyyi xel xaalis bi naka lay duggee ci biir entreprise bi naka lay duggee flux bi nu muy duggee dafa am solo nga xam ko parce que li tax mu am solo nga xam ko ma nga nekk ci structure yi de coût yi nga xam ni moom la ñu mujjee parce que bu fekkente ni yow def nga li ñu naan analyse financière yu demee noonu dañ lay wax ne la yow fexeel ba nga xam ni nga recouvrer sa ay créances client ba pare doog a faire face ak say dettes fournisseur durée de rotation yi dafa am solo parce que man samay fournisseur xëy na damay dem ñu lebal ma produire après jaay ñu fay ma waaye bu dee fournisseur bi daf laa nar a taxawu te fekk na yow client bi fayagu la loolu problème lay doon donc mi ngi ci ginnaaw ci wàllu structure de coût yi mais loolu buñ ko taxawalee ba ci flux de revenu kon da ngay gis ni lii ñëw leneen mooy ressource clé parce que yi ñu wax précédemment boo ko renseigner di nga xam kon man yan ressource laay am wala yan ressource laa war a mettre en avant pour mën a def activité clé yi parce que entreprise mën nga am activité yu bari yooy def mais ci biir activité yu bari yooyu am na ci activité phare am na ci activité clé mën na doon production mën na doon commercialisation distribution mën nga nekk ci wàllu transport et tout mais li tax nga war a xam yan ressource clé nga am daf lay permettre nga mën a koo lëkkale ak sa ay activité clé mais aussi ak sa ay partenaires clés parce que di nga xam kon man lan laa war a externaliser ñu defal ma ko ci biti lan laa war a dem louer parce que tu démarres petit xëy na yow lépp mënoo ko yoral sa bopp mënoo ko gérer wal sa bopp amoo sax fonds yi mais dangay xool yan partenaire clé ñoo la mën a defal lii nga externaliser le temps que nga am suffisamment de ressources financières pour mën a investir ci wàllu matériel parce que sa activité clé yooyu soo ko xamee ba mu leer
dina la permettre nga xam tam yan ressources ñooy gën a importante ci sa entreprise parce que bu fekkee ne yow sa activité clé supposons comme suñu genre bi ci wàllu formation coaching yu demee noonu liggéey ci biir école ay intervenants ay professeurs yu demee noonu dangay xam ne kon yow dangaa war a investir ci ressources humaines parce que di nga am ay professeurs di nga am ay coach di nga am lii di nga am la mais itam ci wàllu bu fekkente ni dangay mettre en avant technologie yi matériel informatique tout ce qui est bureautique ak wàllu chaise yeeg table yeeg yi élèves yeeg étudiants yi di jàngee danga ciy investir kon di nga xam ni loolu ci sa ay ressources clés loolu daf ci am solo su fekkee ne par exemple ci wàllu transport ngay liggéey yow daal nit ñi nañuy produire di la woo nga leen di transporter xëy na ci loolu nga bëgg a yëngatu nga bëgg a xarañ kon di nga xam ni sa ay ressources clés investissement lourd yi ci wàllu jëndum oto lay doon jënd camion yu demee noonu donc daf lay édifier su dee ci wàllu mbay nga nekk itam di nga xam ni kon man ci wàllu matériel pour bay moo xam parce que yooyu investissement lourd la laaj machine yooyu dafa cher dafa lourd di nga ne kon man naa jéem a xool ku ma associé wala ku ma loué le temps que ma mën a taxaw donc loolu daf ci am solo et pour terminer liñ doon wax ci structure de coût yi boo xamee source de revenu yi nu muy demee daf lay permettre nga mën a xam sa ay structure de coût noo koy taxawale xam lan mooy sa ay coût fixe xam lan mooy sa ay coût variable su ko defee lu ci nekk nga xam naka nga ciy anticiper donc lii ma leen wax nii de façon ramassée ci wàllu BMC business model canvas njëriñ li du lenn lu dul affiner sa idée de projet te loolu daf lay permettre doo fi nekk di tergiverser parce que da ngay gis même si ñu nekk ci école yi da ngay commencer benn idée mais doo ko mujjee quelque temps après nga changer mën nga dem ba 1 an après 6 mois après tu te rends compte que da nga passer complètement à côté loolu soo bañee mu dal la utiliser le business model canvas nga renseigner ci élément wu idée de projet bi yépp dina la permettre nga tester viabilité wu projet bi muccu projet bi durabilité wu projet bi pertinence bi idée bi sax laay wax pertinence su idée bi yooyu yépp di nga ko mën a évaluer parce que même ci proposition de valeur bi am na beneen outil bu nga xam ne moom la ñuy wax canevas de proposition de valeur loolu aussi dañ koy faral di utiliser pour gën a am leer ou leerange olof yombul ci li nga xamante ni moom nga bëgg a def donc loolu daal laa leen indiloon tey de façon ramassée parce que émission bi activité bi mi ngi waroon nekk 13h 14h tout en espérant que dina am lu mu susciter lu bari ci yenn nit yi du tere nag beneen yoon suñu ko temps bi permettre dinañ ñëwaat outils yi ñu fi wax yépp bu ci nekk ñu jëlaat ko benn par benn fekk peut-être confinement bi jeex mesures restrictives yi jeex nga xam ni Laye Bamba dina mën a def live ak ñun ngeen di mën a poser ay questions ñu di ci tontu directement ak itam di jël ay exemples yu précis ci seen ay projet bu dee yéen a ngi am projet wala yéen a ngi am idée loolu aussi xëy na du ñàkk très prochainement incha allah ñu def ko mais daal de façon ramassée pour conclure retenez que entrepreneuriat recherche d'idées fi mu tàmbalee mooy nga xam askan bi sa environnement yan jafe-jafe ñoo fi nekk yan bëgg-bëgg ñoo fi nekk su ko defee su boobaa nga mën a indil leen réponse bu appropriée nga mën leen indil solution bu innovante ba nga xamee ne ñoom daal dinañ ci gis seen bopp ba boo indee sa idée de projet bi nga mettre ko en œuvre di nga mën a assurer lu ñuy wax viabilité wu projet bi waaye succès wu
produit bi wala service bi aux yeux des clients yi nga xamante ne ñoom nga ciblé ñoom nga taamu. Di wax aussi ne entrepreneuriat pour ñëpp la ni mu ñàkk a nekkee pour ñëpp noonu la nekkee pour ñëpp, amul góor amul jigéen amul mag amul ndaw, pour ñëpp la ci wàll boobu. waaye du pour ñëpp ndax ku ne war nga xam sa domaine de prédilection lan la nga yëngatu ci loolu. waaye bu ñu naan pour ñëpp la itam ngeen xam ni ku ci nekk ci yéen am na maam boo xam ni xëy na baykat la woon wala sàmmkat wala nappkat wala jënd ak jaay, pour dire que esprit entrepreneurial bi mi ngi ci ku nekk ci yéen. parce que suñu maam yi kenn gënu leen woon nekk entrepreneur parce que dañ ko formaliser wul peut-être, mais ay entrepreneur lañu woon. kon ñun peut-être ay entrepreneur yuy nelaw lañu, suñ ci amee tuuti dogu tuuti xarañte dinañu mën a réaliser suñu ay projet, jàppale suñu bopp jàppale suñu askan, daf ciy am solo. kontaan naa torop ci seen teewaay ñëpp ñi fi teew. Vraiment yéen ñëpp maa ngi leen di remercier. Faye Mohamed, Moussa Gassama, Lay Bamba, Adja Raki, Sega Badji, Hakim, Sophie, Nimak, Mohamed, Gaïsini, Omar Koli, Cheikh Ahmadou Bamba, Sophie, Dominique Leroy, Gaïsini Saliou, yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar. Y a une question de Dominique muy laaj ñi am numéro de sécurité sociale dans un pays européen, j'ai une opportunité d'affaires à proposer. donc moom ñi ngi koy wax na bind ci Marketing TV mon en inbox. Donc Dominique, nous vous suggérons d'écrire aux administrateurs de cette page, ils vont vous apporter des réponses. Voilà. Sophie, yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen remercier. yal na yàlla subhanahu wa taala suñu borom subhanahu wa taala dolli jàmm dolli sutura defal leen ko yéen ñëpp, defal ko Sénégal yëpp ak àdduna bi yëpp. Merci beaucoup, à la prochaine. Bye bye.